ci njaaxum yi. yow da ngaa jaawle sa bopp ak ñu nekk DIC wala ñu nekk brigade de recherche wala déet man li ma wax li ma ci bëgg a wax rek laay wax. pourtant loolu laa lay laaj de pourtant loolu laa lay laaj de li nga ci bëgg a wax te mën ko ci wax rek laa lay laaj. xam nga boo ma indilee firnde kon waxuma du ma wax dara parce que ma waxee nga laaj ma firnde man nekkuma war a wax yow firnde waxi politique lañ nekk. waxi politique gëm wala ñàkk. njaaxum mooy scandale. ci mën nañ ko tekkee noonu. waaye scandale baatu scandale tuuti na ci bu doon baatu scandale la est sax kii da nga ñu dem ba sedd kon loolu lay doon scandale passé na est bi. léegi lu tax nga bëgg wax bi di rëy te doo ko ñemee dem ci fond au fond ci ñu faram fàcce ko. non su fekkee ne yow da ngay indi àddina muy affaire ñemee nga ragal ak yooyu te tu n'as rien compris de toute façon kuy wut ragal ba day ak man continuer di wut te xam ne amagoo. ok. mais aussi ci moo rek laa lay téye de au mot bu fekkente ni wax nga ma dara ma lay laaj te mënuloo ma ci jox ba lan nga non aussi c'est-à-dire que waaw ni ngay duggee dafay wone ndax yow tu es limité ou tu n'es pas limité boo limité ci ngay waxee ni ngay waxee mais am na réew yi nga xam ne nit ñi seen niveau dafa kowe lii ma wax sax duma ko wax lii sax dafa dugg ci loo xam ne pédance da ngay wax lu gën a niw noonu boo nee nii rek nit ñi comprendre yow nga nit Sénégal yi comprendre nañ bu yàgg yow yaa comprendre naan un firnde ja Sénégal yi comprendre nañ boo demee ñu am ñu wax diw de diw kii ak xanaa kii dafa xam diw loolu yow rek a fi ne yow nag li nga waroon def waaw ma kaay xam naa ne jàngoo journalisme donte le journalisme da nga ko am muy don ci sa deret moo tax may la defal école nga jàngale mais man mi jàng journalisme bu ma doon yow bu doon man maa lay laaj nii wax ji demee nii bu subaa ma jël sama micro dem defi sama enquête ñi ameen ña wax ku ci bokk ku ci bokkul. enquête bi ci yow laa koy njëkkee. déet man ci yow laay njëkkee suma enquête man dooma enquête. mais man ci laay njëkkee suma enquête yow en tant que Ahmed Khalifa Niass. Non ci yow laa koy njëkkee d'abord xam nga mi ngi mel ne tey ma ne la yow mosoo def enquête ba nga juddoo ba tey. loolu la c'est-à-dire il faut changer méthode yi da ngeen di proroger Sénégal yi ci ay médiocrité or Sénégal yi anoo marre la médiocrité la médiocrité de ce qui doit éclairer les gens ils sont tellement médiocres tellement terre à terre que duñ la sax bëyi duuli bëyi la ñu nekk di ci disserter mais c'est pas ça jot na pour ngeen respecter peuple sénégalais bi wax ak ñoom de haut niveau amul benn kilifa boo xam ne waruñ laa tudd buñ la war a tudd warta nekk njombe kon li ñuy wax du démocratie. d'accord mais man boo ma joxee. sëriñ bi boo ma joxee information non man li ma la wax. nga joxe information li ma la wax dafa sax ëpp. yow nga di ko xeeb dafa ëpp waaye heureusement que les Sénégalais comprennent c'est un pays nous sommes un pays de njaaxum de corruption de scandale dégg nga de trahison les gens qui sont autour de Macky Sall 9 sur 10 ont trahi sa confiance te il s'en rendra compte un jour te maa ngi wax ne un jour viendra l'histoire retiendra que depuis l'heure que le régime APR est là les compétences sont enterrées seuls les laudateurs passent. wax ko ci wolof. waaw dama ne. depuis bi fi APR toogee ak léegi man mën a doxal. war a doxal dañoo jël loolu suul lan lañ téye liñ téye mooy kan mooy woykat bi kan mooy tëggkat bi kan mooy cuuraaykat bi moom lu tubaab di wax Teddy Ferrer maanaam ñooñu tey da nga gis ay médecins yu jàng xam nga nag ay professeur ñu jël koo xam ne am na fii ñoo xam ne dañ nekkoon dawarkati Jakarta ñu ilif ay ingénieur. waaw léegi à qui la faute kan moo ko def. d'abord nous tous autant que nous sommes. parce que buñ ko accepté ji nga buñ ko accepté léegi kan moo ko def kan moo ko def loolu kan moo ko def. ma ne. xam nga olof dafa wax ne. waaw. xaw ma kii bu yàggee ponkal ca doxin wala suñu doxin ñun moo yablu yi nga tubaab bi dañ doon ñëw fii di ñu jël di ñu jaay mais gis nga nit ka lay jaay kiy jaay ak ki muy jaay en réalité ñoom ñooyam képp mais fii ci Sénégal dañ fiy jël ay fen def fi ay waaso def fi ay kii moo gën kii du moromu kii fekk c'est pas vrai
ñooñu yàlla defu leen ci suuf dañuy jàng bay bëgg a dee di jàngalee ëpp fi doole mais ci benn fen woo xam ne dañ koo jël rek teg ko diw du sama nawle diw du sama kii tolloowuñ ay fen la ñooñu ñuy xeeb bu avion naawee tey ñooñu la bu oto dawee ñooñu la bu ordinateur amee ñooñu la ñun dañoo nekk ci wenn fen benn mensonge ci lañ nekk ñun di fen suñ bopp dégg nga mais yëf yi c'est pas comme ça dama ne su fekkee ne Macky xam na ne buñ ko trompé ñun danañ wëri ba dem ci commune li Pape Ngagne Ndiaye ñu jël micro wax ko ca lu baree bare lu gaay ñiy def duñ ko def dafa leen a wóor ne kenn du leen boole kenn du leen wax man maa ko wax am na IGE am na OFNAC am na ñeneen na Macky def benn déclaration wax ne mi ngi wax informaticiens yi nga xam ne ñu aay lañu am nañu def comme Assange dégg nga ci ay Wikileaks yu kenn xamul dañ def lu mel noonu génne document yi tasaare ko léegi yi fi leer mais tant que yaa loolu moom la ñuy wax maanaam yaa ce silence là ñële dañu gën a prospérer. d'accord léegi sëñ bi Niass dafa am loo xam ne toujours da nga koy junj su ma la waxee nga leeral ko nga attaqué ma ci. te wax dëgg yàlla dañuy waxtaan pour mu leer. déedéet man attaqué wu ma la non mais man loolu grave attaques yi moom wax dëgg yàlla dérangé wu ma franchement loo mën a attaqué du ma dérangé mais li ma bëgg mooy. yow sooy kere dem. non mais attends Pape Ndiaye da nga may déglu. déedéet da nga may déglu d'abord te da nga ma pour déglu ma. su fekkee yow da nga def sa bopp bi ne man dama jógee sama kër bàyyi samay soxla ak samay kii ñëw fii pour attaquer la kon yow loolu nga xalaat c'est erroné. d'accord man aw ma jotu attaquer la. voilà xam nga tey pour ma accorder defal nànk rek. non mais sëñ bi Niass bàyyi ma eggale sama laaj. dimbali ma rek bala maa laaj doo maa oo ne ma ñëwal ma ne la nga ne ma dimbale ma. waa déglu ma non egguma ci dimbali. non fan nga yegg. non man woowu ma la sax. woo non woo ma. waagaan fay laa woowu ma la yow. waaw d'accord non man woowu ma la. waaw pour wax ko la. non pour wax ko ni ko Ahmed Khalifa Niass laa bëgg a invité. waaw mais jeex na. waaw man woowu ma la bay egg ci dimbali ma. waaw d'accord non dama bëgg mu leer. waaw d'accord waaye fekkee ne jaaree ci keneen. voilà non dama lay wax rek non egguma ci loolu man tolluma ci émission fu may waxee kenn nga dimbali jaaree ci keneen. voilà dul ñaan dimbal. voilà kon yow li nga non kon yow sa logique dafa nekk une logique à part. d'accord parce que man waagaan laa xam ci sa communication moo tax ma woo ko. d'accord alors li ma bëgg ñu wax ci mooy toujours da nga am loo junj te dafa am solo wax fa dëgg yàlla parce que su fekkee da nga ni réew mi dañu toll ci jël ñi nga xam ne amuñu mérite di leen promouvoir bàyyi ñi am mérite loolu laa la ni wax nga ko mais kan moo am faute bi ki nga xam ni moo am sañ-sañu fal civil fal militaire xanaa kooku moo am. xam nga li mu wuteeg yow. waaw mooy man dama xam Macky ba mu nekkagul président. xam ko ba mu nekkee sax ndaw donte loolu yàgg na di jàng lycée Valdiodio di ñëw Medina Baye di dëkk Saam xam ay waajuram xanaa xamula ne mbooleem ay nijaayam ak ay sëru yaayam. mais pourquoi nga bëgg wax ni lépp moom du ci dara quoi. waaw may ma amu ci benn responsabilité. xam nga ci loolu laay ñëw. yow boo ji nga bul ma provoqué. waaw d'accord allez-y. dama ni dama ko xam bu yàgg xam jikkoom xam façon am xam qualité am su fekkee woon ne loolu ma xamoon ne qualité médiocre la kon ma wax ko dama ne je reconnais les grandes qualités de l'homme mais je dénonce la tromperie dont il est victime maanaam maa ngi jox cër li nga xam ne mooy dayoom ak mën-mënam ak xam-xamam waaye maa ngi attaqué ñi nga xam ne woy nañ ba woy yeeg tagg yi indi leen. waaw ñuy def safaan te moom yëgu ko. waaw sëñ bi man. te bu leen wutee dana leen gis bu leen wutee dana leen am bu leen bëggee xam dana ko def te man bu bëggee ma dimbale ko ci naa ko ci dimbale. d'accord mais sëñ bi Niass naka ngay nekkee président de la république am renseignement yi nga war a am yëpp am pouvoir bi nga war a am yëpp di nommer ay nit yoo xam ni yow da nga jàpp ni ñooñu mu nommer daf ci juum kon kan moo juum pour yow. xëy na moom information yi muy am xëy na yow yaa ko yeggali fu mu yeggul ñaata yoon la fi nommer ay nit ay këyit génne ne ñooñu jubuñu waruñ leen a nommer ñaata yoon. waaw su fekkee woon ne kon loolu doon tax mu ñàkk a def njuumte yooyu kon du nommer ñooñu
te nommé na ñoo xam ne dindi na leen gannaaw gi ndax gannaaw gi lañ feeñ. yow li nga teg renseignement yeggu fa renseignement dafa am benn logique boo xam ne moom lay suivre. te généralement renseignement ci actualité quotidienne ci lay basé. li jógee ci organes yi ba pare ak ñu war koo topp ca organe de source secondaire ou tertiaire maanaam du luñ ko foog fi mu nekk nii mën nga fee def émission fukk téeméeri émission Macky Sall du sax ne def nga émission dégg nga information du lu nekk la c'est des choses sélectives yoo xam ne nañ ko indil lu mu ci demandé approfondissement ñu approfondir ko jeex na. lii ma lay wax ma ne li ma leen de xam naa ko man de xam naa ñoo xam ne jege nañu Macky jege boo xam ne daanaka ni bët ak xeef te wallaahi ladi laa ilaha illa huwa barke Cheikh Tidiane dañuy jël nger dañuy jël xaalis pour joxe audience pour Macky. kon nag su est-ce que kon xam nga ni Sénégal mi ngi nekk ci danger bu fekkente ni président de la République moom la ñuy leurrer noonu à ce point président de la République bi kon war ngaa mën a xam ni kon réew mi ngi ci danger. yow mën nga cee tirer conclusion boo bëgg ñeneen it mën nañu tirer yeneen conclusion yu ñu bëgg. mais yow ban conclusion nga ciy tirer. déet man li ma bëgg wax naa ko rek. waaw mais ban conclusion nga ciy tirer. ne war naa ko wax ñëpp dégg ko. waaw boobu conclusion laa ci tirer xam nga am na téere bu tudd xaw ma sauver le soldat xaw ma Dreyfus ci temps Dreyfus la amoon. waaw maanaam dem sowe ji benn soldat. man léegi dama bëgg. bërëm yéene yu rafet yi ci réew mi. te nekkuñu ñoo xam ne danañ wax pour xaalis walla pal walla leneen li ñuy gis te awul yoon nañ ko wax. te man maa ngi njëkk oo xale yi man xam naa ne xale yi mën nañu wëlbati situation boobu ndax xale yi am na ci ñoo xam ne loo codé sa courrier mën nañ ko décoder teg ko. lan nga bëgg a wax ci loolu. pour mu gën a leer lan nga ci bëgg a wax. dama mooy wax naa ko waxati ko dama ne la ay Assange lañ soxla. réew mi am na ñu mel ni Assange ak ñu ko raw. ñoo xam ni dañuy par exemple dañuy sulli ay mbóot. déedéet duñu sulli ay mbóot dañuy yuuxu sàcc. waaw mais loolu mooy sulli ay mbóot. ah sàcc ku ko yuuxu da ngaa sulli mbóot. càcc gi léegi mbóot la baam ngañ foofu nga toll. ak góore Njaay naara boole njóobeen yi. léegi lan nga bëgg a wax foofu lan nga bëgg a wax par exemple da nga bëgg ay Assange yoo xam ni mooy ñi nga xam ni dañuy fuiter les mails nit ñi xam lan moo xaw ci suuf lan la ñuy def ay tractation ci suuf ci. lu jubur rek yuuxu sàcc daal lu tax nga ne sàccee réew mu baax duñ la ne lu tax nga ne sàccee. waaw mais xam nga ni loolu itam boo ko defee mën nga jalgati ci données personnelles. nga daal da ngay défendre sàcc yi. non waxuma défendre mais dama lay wax itam li nga. waaw càcc daal affaire données personnelles la. Pape Ngañ càcc données personnelles la foofu nga toll. soo ko jaaree ak sa béjaaw bi boo ko jaaree ci samay mail jaar ko ci samay. yow sàcc nga. non dama ni. déet dama lay laaj rek déedéet. non yaa ngi accuser sa bopp bul dem foofu. neel sàcc bu mu mën a doon. boo ko jaaree ci mailam pour fuiter ko loolu yaa ngi violer ay données personnelles am. sàcc criminel kooku amatul mail amatul données personnelles la donnée personnelle s'arrête lorsqu'on a agressé les autres quand on a agressé un pays on n'a rien de personnel. parce que lay tax données personnelles du nga dugal ci sàcc sa yow ak sa jabar ak say doom ak say frère rek ña nga xaritool yooyu yoonu kenn new ci waaye kii mi ngi sàcc réew mi foofu la affaire bi ne kaa yu bëri danaa ko fi joxe kaa yu bëri yu ci mel ni bëri na yu ci mel ni sàcc suufu nit ñi demal léegi xam nga wax nañ ne def nañ pôle Lac-Rose demal ba Lac-Rose nga xool mbooleem kër ya fa ne kër yi taaxu ko étage yëpp dañ ko nangoo ci ay nit ñu ko doon bay di ca dundale jox ko ay APR ña nga def yëpp marron di ko wane ni lii marron moo leen ko may lii lu leer naa ñi la jëlal sa photo boo demee photo ko boo léegi nga def ci émission
defal émission ci voie de fait yi ñuy jaaree nit ñi di dem di nangu seen alal waaw waaw di nangu seen alal ci kaw doole dañ koy jël jaayaat ko. te loolu waa APR ñoo koy def. ah keneen amu fi doole jooju di l'APR ay tubaab yu ñuul lañ ñun nit ku ñuul lañ. le bonheur des uns fait le malheur des autres. Règle boobu ça s'applique à ça. donc loolu ci scandale yi la bokk. mooy li ma la doon laaj. évidemment mooy li ma la doon laaj.